asalaamaaleykum mbokk internet waa Dak Médina maa ngi leen di nuyu di leen jaar di leen bëggee tey nag maa ngi fii ci Blaise Diagne bi lan moo ko waral mooy agression bi am ci réew mi gis nañ vendredi samedi dimanche rey bari na trop te loolu Lamine vraiment phénomène bu doy waar la bu ñaaw bu bon Lamine. c'est vrai que agression yi rey yi bëri na mu nekk phénomène bu doy waar boo xam ne dafa lëmbi dëkk bi war dañ ko jàngat nag li ko waral bëri na ñu dem laaj population bi nan lañ ko gisee lan lañ yaakaar ne moo ko waral ak lan lañ yaakaar ne mooy solution bi. agression bi dafa ñaaw quoi c'est que nit ki soo koy agressé soo xamee kii mën na doon sa mag wala mu doon sa waajur wala mu doon sa rak doo ko agressé quoi ñuy agressé nañ bàyyi li ñuy def dem liggéey quoi ñu xam ku bëgg dara da ngay def dara quoi noonu la demee. pour yow lan moo waral agression yi. non agression bi moom xam nga rek nit ñi dañoo liggéeyul di bëgg xaalis sama classe gi ñoom liggéeyuñ ba na bëgg a tekki kuñ dajal xam nga suñ la mënee dañuy jël li nga yor quoi mais nañ bàyyi li ñuy def ñu dem jaamu yàlla quoi ñu xam ne instant jamono toll na foo xam ne nii nit ñi dañoo war a tuub delluwaat si yàlla quoi ñu xam ne yàlla moom kenn la wallahi asim. yow en tant que sénégalais lan nga yaakaar ne mooy solution bi. solution bi moom ñuy jàng nañ dem jàngi ku jàng ba war a am moyen ñu jox la moyen ñu jox la say diplôme nga dem liggéey. mais man je pense bien que am nga nit ñi de un dañoo doylootul lu ñu am ba pare y a pas d'encadrement bi nga xamante ni moom moo war léegi ci population yi y a pas une éducation de base bi nga xamante ni moom lañ leen di war a inculquer ba nga xamante ni lu ci bëri nañ ko moytoo di def ci biir dëkk bi. ñun ñoo ci war a wax ñun population bi ñun ñoo war a jël suñuy propre initiative parce que mënuñu xaar lépp mënuñu teg lépp ci loxo état. donc am na yenn yoo xamante ne moom balaa muy jëm kaw wala muy taax ñun ñoo koy jël en responsabilité donc nag ñun dañuy interpeller ñu ngi interpeller bépp homme d'état bu ñu si mënee jàppale renforcer sécurité yi militaires yi ak gendarme yi dañu génn quoi def seen liggéey renforcer sécurité bi parce que ñun tamit nekkuñu si sécurité man avant-hier rek subir naa loolu sama kër laa tëdd mais mooy loolu je l'ai expliqué à mes proches mais donc dañ ma ne gënal motul quoi donc moo gën a wóor parce que instant yi dañuy dox rek mais yàlla moo ñuy sàmm donc nag ñu ngi interpellé président Macky Sall s'il te plaît na wax ak gars yi ñu génn renforcer sécurité bi c'est plus sûr quoi. ñàkk xëy bi tam da koy waral ndax nit ñi dañoo sonn les moyens ne sont pas là nit ki ku si nekk yaa ngi seet da ngay tojee sa bopp ji nax ñii nag si agression bi lañ ko jàpp mais je pense que c'est pas la bonne solution. donc fépp la metti ñun ñii di xëy di liggéey si ñun la gën a metti donc dañuy sant yàlla rek mais bon jeune génn yi tamit dañu góorgóorlu te xam ne benn mooy indi ñaar lépp mënul xëy rek sotti donc il faut être patient quoi dans la vie parce que ñun ñëpp a bëgg teral suñuy waajur teral suñuy yaay teral suñu mbokk mais bon ak anam bu rafet donc pas la peine ngay précipité wu di dem nit ki di ko dogaale nii di ko en plus bakkan dafa fort quoi en fait dañu delloo seen xel il faut qu'on soit conscient quoi. ndax nit ñi man sama bopp man moto bu ma romb sax ma gestuwaat la nit ku ma romb sax ma gestuwaat la donc personne n'est en sécurité te état bi sa mission première c'est de sauvegarder la sécurité des biens et des personnes donc je pense bien que moom war na mën a jóg andi kaaraange gu doy ci population bi ba nga xamante ne kuy dox sa xel dina dal di nga mën a vaquer librement à tes occupations bon de telle enseigne que il y aura une quiétude dans la société. loolu ñàkk liggéey la rek ñàkk liggéey kese boo liggéey tamit doo mun faj sa soxla tamit de da ngay gis ni ku liggéey am si benn 50 000 sax nga ñëw roppa 50 000 surtout ñun mécaniciens yi fii nii dox bi liggéey bi doxul da ngay liggéey wàccaale benn 1000 francs mais mécanicien débutant am ñoo xamante ne tamit dañuy ñëw di baaxoo mécanicien yi tamit ñoom ñooy ñëw liggéey mun seere buus yi xaw ma ñëw mun accélérer jàdd rek ne mun nañ liggéey mécanicien ñoom ñooy ñëw naan dañuy mbuboo turu mécanicien yi ñoom ñooy këf alalu jàmbur yi ñu soxlawuñu daray nit waaw nañu liggéey rek lañu xam fii nii. metti na ba fa metti di yam ñun daal li ñuy ñaan yàlla mooy le président Macky Sall état bi ñu dimbali ñu indi fi peine de mort parce que su fekkoonte ni bii ku rey nit ñu tiim la rey la dootu fi amati abada loolu moo ko fi mën a jëlee parce que nit ñi sonn nañu surtout jigéen ñi sonn nañu ñu ngi leen di rey. jigéen ju wax ñu jam la paaka agressé la nangu la nga yor kenn mënatul dem fenn ñun bu ñu dematee xew sax doo fa yàgg fu 4 heures jotee daw nga ñibbi ndax da nga yaakaar ñu agression la ñun jigéen ñi ñoo ci gën a sonn maa ngi ñaan yàlla li ko fi mën a jëlee daal lenn rek la peine de mort rek ñun daal li ñu bëgg mooy état bi dimbali ñu def fi peine de mort
parce que su fekkoonte ni bii ku rey nit yaakaar ni xam ne buñ la boo reyee nit ñu jël rey la su boobaa rey bi dootu fi amati peine de mort daal sëñ bi moo ko fi mën a jëlee nañ ci président dimbali ndax ñu am jàmm. waaw li ko waral mooy ñàkk pasteefu ñi yor kaaraange Sénégal parce que ñoom ñooy yar agresseurs yi ba ñu màgg ay xale yu ndaw lañ ñuy yar ba ñu màgg nekk agresseur preuve yi nga ci am dafa bari boo wàccee ginnaaw pale ay xale dañ fa juddoo màggee fa yaroo fa bu ñu di agressé guddi la ñuy génn li may wax nag ku ko vérifier di nga ko gis demal Soumbédioune booru cassation ay xale yu jigéen ñoo fa nekk ak ñu góor dañ fay am ay doom di fay màggee bu ñu màggee tuuti agresseur lañ dañuy ndaw commencé agressé moom. nga dem par exemple Almadi fi nga xam ne fa la nit ñi waroon gën a ragal am na benn boîte bu nekk foofu bu tudd kii nu mu tuddati sax benn boîte bu nekk foofu si booru boîte bi fa la ñuy toog di agressé. borom moto yi fii ñun liggéey leen la na da nga yor sa moto sax si bootee jigéen nga romb nit si kaw trottoir muy dox yaa ngi daw si tali bi moom mu ngi lay seen yaa ngi ñëw mais day daw na lépp lu xamal na la day jàpp ne alalam ngay jéem a jël wala dara te yàlla xam ne ne du lool nga siy xool. dëkk bi sonn nañu nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg sonn nañ fa sonn di yem rawatina jigéen ñi daal sonn nañu lool daal peine de mort daal la ñuy ñaan yàlla daal président defal ñu ko daal mu jóge fi daal loolu daal la ñu bëgg daal. nañu jublu ci loolu bu ñu bëgg Grand Yoff par exemple ci suuf pont bi am na ay xale yu fa màggee yoo xam ne fa la ñu nekk dañ naan ay xale xale yi xaw ma nan lañ la tuddee mais xale yu dangereux parce que mas naa fekk benn scène bu am Almadi par exemple mais chauffeur clando bu dañ ko doon rey ci minutes yi. c'est que nag li ci bari booy banlieue zaari la wala ñi nga xamante ne nii tey dañuy taaxirloo mécanique bi jël nañ mën nañ desserrer rek saye quoi ñoom pour ñoom lépp mën nañ ko def dem di sàcc alalu jàmbur liggéey ko nit ki xamoon nan la def ba jël alalam am ko ci moom nga jël ko foqat ko ci moom pour man loolu dafa yomb quoi dafa yomb trop loolu moo dul yoon. solution bi lenn kase la ku fi sàcc ñu def ala maaxa rek ndax loolu la l'islam santaane ku fi sàcc ñu dagg sa loxo boo rey ñu ray la ñun population yi ñoo war a jël suñu motuwaay parce que ñun barki alxuraanul karim dañuy dawal suñu machine mais billaahi nekkuñu en sécurité parce que dañuy romb nit tey mu yor saagam duñ ko sax jege mu daw te alors que ñun loolu du suñu option ñun liggéey lañ xam. mais avant tout li ñuy wax mooy que ni jamono jii nii mënatoo yor sa moto en paix mënatoo koo yor ci jàmm fii nii nga xam ni moom mooy Dakar parce que des fois même guddi da ngay daw mais lépp yaa ngi daw say vitesse pour tiit pour yaakaar ne am na ku topp sa ginnaaw wala am na ku la bëgg a agressé nangu sa moto en plus tamit ñu jël loolu ñu généraliser ko ñu daal di ne borom moto yëpp jamono jii nii ku ñu gis nga yor moto dañuy foog ne agresseur nga wala lu demee noonu fekk na ni borom moto yi am na ñiy def lu baax ñoo xamante ni dañuy dem liggéey pour seen i njaboot am ñoo xamante ni dañuy xëy liggéey pour nekk seen bopp comme noonu tamit la ci amee ñoo xam ne dañuy agressé léegi nag ci loolu ñi nga xamante ni dañuy agressé borom moto yi ak ñi nga xam ne dañuy agressé nit ñi di jël seen alal loolu muy borom moto ak képp ku munti doon c'est pas quelque chose boo xamante ni c'est normal léegi nag loolu liñ ciy wax ak jamono jii nii nu mu demee dañuy interpeller directement pas le président de la République mais le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome à savoir jamono ji gis nañ nu mu demee nit ñi ñu ngi dee ci dëkk boo xamante ni ñu ne le pays de la Teranga dëkk boo xamante ni dëkk Maam El Hadji Malick dëkk boo xamante ni dañu am ay valeurs ay traditions yu ñu war a respecter mais ñuy gis temps yi ni yëpp nit ñi di dee ci affaire yu ñàkk fay la ay lan ay agression jël na motoom lii naka jam naka ci biir loolu noonu nag on interpelle directement le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome mu def li nga xamante ni moom moo ci war Sénégal nag nekk na dëkk boo xamante ni dafa am ay tradition te dëkk bi nga xamante ni 95% de musulmans la ñu am ak 5% de chrétiens te boo xoolee les chrétiens et les musulmans ñoom bokk même li nga xamante ni moom mooy charte presque ñun ñoo ko bokk pourquoi pas l'islam dafa ne ku rey nit ñu rey la chrétiens yi tamit d'accord uñ ci rey nit pourquoi pas mënuñoo indi peine de mort au Sénégal nit koo xamante ni dafa rey nit ñu rey ko ku def naka sa dul noonu loi teg sa kaw li nga xamante ni moom mooy li ci war mais duñu gis loo xamante ni du njaaxaanaay lañ ko mën a waxee ci li nga xamante ni mooy yoon bi nekk Sénégal. waaye nag agression baaxul ci dëkk
li ko waral li may wax nii lu doy waar la lu bëri la jàngat bu profond lay doon parce que li ko waral du benn ay affaires yu bëri lay doon waaye lu ci mën nekk sécurité état moo ko yor soo bëggee dëgg-dëgg aussi sécurité police gendarmerie état moo yor monopole boobu mais état mënul jël kenn ku nekk mu jël benn alkaati wala benn gendarme teg ku sa ginnaaw sécurité mi ngi commencé si ñun ñii ñun ñooy yor saytu suñu sécurité c'est important. Lamine da nga wax lu importance lu doy waar parce que rey bi dafa nekk phénomène bu doy waar te defe naa ni loolu ñi ngi interpellé état bi tamit di leen ci félicité ci weekend bi ni gendarmerie liggéeyu gendarmerie ak police jàpp nañu 465 personnes. mais loolu dafa war a nekk continuité loolu la mi dafa war a nekk continuité loolu Serigne dëgg la parce que police quand même ma wax la ne ñun police yi gën a baax ci àdduna moom la ñu am pour ne pas dire pratiquement l'une des meilleures polices en Afrique gendarmerie idem soo jëlee sunu takk der yëpp macha allah ñu baax la ñoom xëy na nag nombre bi doy na doyul c'est selon waaye nag ay jàmbaar la ñu mais sécurité nam mi ngi commencé si ñun yar yi dañ ko war a waraat te jàpp naa ne soo xoolee rey yu bëri yi nga xam ne da nga ko dégg yu ci bëri yi nga xam ne dañ ko jàpp ci biir kër lay doon ci biir lieu privé lay doon du lieu public loolu tamit mu nekk loo xam dañ koy boolewaal si jàngat bi te saa yu amee ñu defee ay ñetti fan duñ dem semaine ñu génnee jàpp ñi nga xam ne ñoo ko def mooy wane police bi gàcce ngalaama. waaw Lamine boobu am barki Demba Ndiaye mooy ba am ca jàmm gën ñu ngi ciy félicité tamit encore Siteu moom moo jàpp meurtrier bi yóbbu ko ba police te waa ji ki ñu rey da doon fréquenté ci kër gi kër Mama Lamine seexam moo ko rey ci werante yu ndaw la ko reyee te tamit ñu ngi ciy masawu waa kër ki ñu rey di masawu tamit soxna si ñu rey Pikine nga xam ni dafa nekkoon en état de grossesse 5 mois waa ji tamit da doon ngénte jabaram teg ko pression mais nit ki dafa war a dem ak ngorom. waaw mais ngor ñu sàmm ngor yooyu. Serigne fi nga dugg laay wax parce que man dama ne fi nga pression sociale Sénégal dafa nekk problème te loolu li may wax ne loolu yëpp yar yi mi ngi ci jikko yi dafa changé te loolu dañ ko war a jàngataat pression sociale xew est-ce que jar na yenn yi yaakaaroo ko mais société bi. li ci nekk li nga xam ne moo am problème yëpp société bi mooy teg pression nit ñi ba lii am insécurité bi li ci ëpp pression sociale la te loolu tamit dafa nekk loo xam ne dafa sensible ñi ni ñemee ñu ci xuus mais c'est un problème dans ce pays xew am na lu mu mën a ñàkk am na loo xam ne jar na ko mais am na loo xam ne jaru ko pression sociale bi nañ ko xoolaat. waaw kon Lamine nga wax bu am solo pression sociale bi nañ ko xoolaat jigéen ñi tamit ñu bàyyi pression bi ñuy teg góor ñi nga xam ne ku ci nekk li nga am rek. moom ngay duggee marché te tamit maa ngi interpellé tamit parents yi ñu yaraat seen doom yi da ngay gis ci kër nit nekk fa xale bu ndaw nekk fa jàngul métier jàngul liggéeyul day nekk di tux yamba di naan seen parents yi gis ko teg ci bët loolu tamit ñu ngi interpellé tamit parents yi ñu yaraat doom yi